jërë ngeen jëf mbokk internetu bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey mercredi 5 janvier 2022 ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaaru revue de presse yi dañ koy daal di ubbi at xët yi njëkk yi nekk ci journal l'Observateur mu daal di xëy di fësal suñu gaynde yi démb nag ba ñu demee janoo ak ki nga xamante ni moom moo di suñu njiitum réew ngir mu daal di leen di jébal drapeau bi ñu dem ci CAN bu Cameroun bu 2022 bi comme niñ ko gisee ci nataal yi nag gaynde yëpp dem nañu def li nga xamante ni daal moom moo di seen mbubb traditionnel yu jekk lool ginnaaw ba mu janoo ak seen njiitum réew nag am na ay kàddu yoo xamante ni dénk na leen ko ba ca jëkk mooy ñaxtu na leen ngir ñu def seen kémtulaay kàttan ba gañe li nga xamante ni moom moo di CAN bi waaye tamit ñu dellu si waat li nga xamante ne moom moo di drapeau bi boole ko ak ay jubilé waaye bés boobu yi nga xamante ne ci la gaynde yi waroon a déparé dem ci diwaanu Cameroun dafa mel ni nag suñu borom dafa daal di weddi ndax dañ cee suspecté lu toll ci 6 cas de Covid 19 ci biir sélection ba looloo waral kii nii di Aliou Cissé coach bi daal di fas yéene woo ki nga xamante ni rek moom moo di gardien bu Casa Sport ngir rallonger li nga xamante ni moom moo di listam bi Collé Ardo ak ñeneen ñoo xamante ni dañ leen a téye démb waaye teewul ni tey jii daal dañu fas yéene amal seen vol utali Cameroun préparé seen premier match incha allah. ba tey ci biir journal l'Observateur la ñuy daal di desandi ak yéen ki nga xamante ni moom moo di Babacar Niang bu faculté des droits yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci loi bi nga xamante ni moom la ñu duppee criminaliser li nga xamante ni moom moo di wàllum góor jigéen ci réewum Sénégal. moom nag position am nekk na position boo xamante ni narul neex ñu baree bari ndax nee na loi boobee c'est insensé ñu koy signé ci réewum Sénégal amul benn élément décisif pour faire intervenir li nga xamante ni moom moo di législateur bi. association des droits de l'homme nag jàpp na ne jamono jii nii dañoo waroon a jóg défendre ñi nga xamante ne ñoom ñoo di LGBTQ plus yi. affaire de mœurs benn étudiant bu nekk ca diwaanu INSIP Afrique moom la yoon daal di teg loxo ginnaaw ba mu tenté violer benn mère de famille koo xamante ni am na lu toll ci juróomi bant mu ko doon jéem a sàkku mbir mi ngi doon wàll lool ba waaye ba ni ñuy wax ak yéen ni étudiant ba ma nga ci loxol yoon ñu daal di tëye bu ko defee ñu daal di dugg ak yéen lekk ci li nga xamante ni moom moo di journal bu Libération daal di ñëwaat ak ñun ci scandale bi nekk ci convention d'exploitation du centre de contrôle technique d'administration des véhicules nee nañu nag tout pour Veritas rien pour le Sénégal malgré li nga xamante ni moom moo di relancer Veritas daal di nay abstenir depuis ci atum 2017 ci li nga xamante ni daal moom moo jumtu ci wàllum versement des redevances d'investissement et d'exploitation. centre de contrôle ba nekk ca diwaanu Diamniadio nag une légende après un avenant signé depuis le 26 janvier 2016 Veritas manqué na li nga xamante ni moom moo di ay obligation d'après li nga xamante ni moom la journal bi daal di fësal obligation yoo xamante ni à la fois financière et technique ba tax na daal jamono ji moom coolo daal dinay jobbay li nga xamante ni moom moo di meurtre ba xewoon ca diwaanu Fass Mbao ñëpp déggoon nañ ko doonatul loo xamante ne dañ koy nettali kii def mbir ma nag di wuyoo ci turu Mamadou Malou ginnaaw ba ko takk der yi tegee loxo Mamadou Malou daal dinay passé aux aveux waaye ki nga xamante ni moom la daal di buux meurtre bi nekkul kudul Satan nee na seytaane moom moo ko buux ba mu def lu nu mel waaye moom nekkul assassin te rey nit mosul nekk ci xelam. blocage des comptes de la société nationale li nga xamante ni daal moom moo di tribunal de commerce daal dinay enfoncé bu baax a baax société bu Sénélec nee nañu Sénélec contesté wul benn yoon li nga xamante ni moom moo di fayit yu mu am ci obligation yi nga xamante ni moom lañ ko sëfoon. teg ci tamit nag dafa daal di rompre unilatéralement li nga xamante ni moom moo di contrat bi selon juge bi li mu daal di révélé. noonu la ñuy jaaree daal di dugg ak yéen ci journalu Vox Populi mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk nag attaque bi amoon ca diwaanu Sébikotane ci société bi ñu woowee Fabri Metal société boobee nag gis nañu ay ñun ñu bari ñoo xamante ni dañoo encagoulé woon ñoom ñoo ñëw daal di fay braqué yor li nga xamante ni moom moo di ay armes à feu ay armes blanches yu violent yoo xamante ni daal personnel ba fa nekkoon tiitoon nañu ba mujj ga dañoo dawoon dugg ci société bi ñu xam ne ci biir société bi taxul ñu nekk en sécurité ñu daw daal di duggaat ci beneen kër ndax mënuñu woon défendre seen bopp amuñu woon benn outil boo xamante ni moom la ñu mën a défendre seen bopp contre ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon defkatu ñaawteef yi ca lendemain ba nag quinzaine d'employés ñoom ñoo daal di ñëw taxaw déposer li nga xamante ni moom moo di seen lettre de démission ndax nee nañu mënuñoo défendre benn bërëb boo xamante ni amuñu matériel bu ñu ko défendre maanaam daal
ba suñu joon yàlla tey jii joxu di leen arme ngir que tey jii bu mbir mi mën a amaatee ñu daal di mën a défendre non seulement société bi waaye mën a sauver waale li nga xamante ni moom moo di seen bakkan. nee nañu nag ñoom seen bakkan moom moo leen gënal li nga xamante ni moom moo di liggéey bi. wala ñuy exposé seen bakkan exposé seen dund ñu daal di démotionné loolu daal moom moo nekk li nga xamante ni moo gën. directeur usine ba daal di nay refuser systématiquement li nga xamante ni moom moo di port d'arme sans autorisation. nee na tant que joxuñu leen autorisation du mës a nangu benn personnel bu fiy liggéeyee daal di yor li nga xamante ni moom moo di wàllum arme. ca diwaanu Touba la ñuy daal di doxantu. nee nañu benn maître coranique koo xamante ni day jàngale alxuraan moom moo tenté di violer à 6 reprises ki nga xamante ni moom moo di belle-sœur te belle-sœur ba mineur la mi ngi toll ci 14 ans. donc ba tey ci gaynde yi nga xamante ni ñoo janoo démb ak suñu njiitum réew ngir mën a dem jëli li nga xamante ni moom moo di drapeau ba yóbbu ko ca diwaanu Cameroun espérer gagner li nga xamante ni moom moo di CAN bi. suñu njiitum réew nag daal dina leen di pousser bu baax a baax encouragé na leen waaye nag nee na leen coupe la ñu soxla. coupe la ñu wax mën ngeen ko waaye Sadio Mané ci ay kàddoom coupe la ñu wax mën ngeen ko waaye Sadio Mané suñu njiitum réew loolu la wax daal di chargé waale Sadio Mané bu baax a baax ngir mu def kentu lay kàttanam na muy def te Liverpool lekk mu daal di koy indaale ci li nga xamante ni moom moo di CAN 2022 bi. te nee na nag dire que le Sénégal est qualifié en finale loolu nekkul ab challenge. Sénégal gagné na loolu moo war a nekk challenge bi ñu yóbbaale ca compétition ba. Koulibaly mi nekk capitaine des Lions daal dinay joxe benn réplique suñu njiitum réew di ko yëgal ne rek dinañu ñëwaat avec la fierté de la mission accomplie incha allah. mais ba ñu taxawee ba ni li ñuy jël seen vol daal suñu borom weddi ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee jàngoroy coronavirus ci biir équipe boobee. journal bu Vox Populi daal dinay ñëwaat ak ñun nag ci li nga xamante ni moom moo di vidéo bi tasaaroo ci réseaux sociaux yi fan yi yëpp gis nañu ni teer bi ba mu tàmbalee daw ak léegi yàggul jamono yi nag ci période gratuite la ñu nekk maanaam daal ba 15 jours fii ba le 13 janvier incha allah ñu gis ni première personne bi njëkk a indi lu jëm ci wàllum décès ci biir teer bi nag fësal nañ ko démb. ab benn waay boo xamante ni mi ngi sol benn capuche tekki tamit daal di takk benn masque yoroon siwo boo xamante ni ñamu mbaam moom moo ci nekk tubaab bi naan ko reste aliment moom la dugal ci biir teer ba naka teer bi yëngatuwaat rek ñamu mbaam ba daal di tuuru foofee. waa ji am gàcce ba daw génn teer bi waaye nag c'était trop tard ndax takk der yi teewoon nañu sur place daal di koy téye façon yéene arrêté ko. sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekkoon ca teer ba ngir immortaliser bés bi wane ki nga xamante ni moom moo ñëkk a def lu salte ci biir teer bi daal di nañ koy photo ñuy jël ko ay vidéo ba vidéo bi daal di tasaaroo ci réseaux sociaux yi. laataa ñu koy arrêté tamit poñe nañ ko wax ko mu tonni ñamu mbaam bi ba mu set wecc waaye boo ko gisee rek xam ni waaja dafa ànd ak kersa ba mi ngi doon tàmbali di trembler. teewul ni ba mu ramassé loolu ba noppi la ko takk der yi fas yéene woon yóbbu ba xam dañ ko fay téye ba xam dañ koy libéré wala ba xam dina am ay daan yu ñu teg ci kawam incha allah dinañ ci daal di dellu siwaat bu ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci wàllum sport. mbirum football la ba tey li nga xamante ni moom moo di CAN 2022 bu Cameroun moom la ko journal Record daal di ubbee. ñetti Lions nag ñoom la ñu wax ni ñoom ñoo daal di chopé jàngoroy coronavirus bi. Guéry Alfred Gomis daal di ne rejoindre li nga xamante ni moom moo di équipe bu Aliou Cissé bi. yemul foofu ki nga xamante ni nag moo di Ismaïla Sarr waa Watford téewoon ko jamono ji daal di nañ koy libéré ginnaaw ba fédération sénégalaise bu football defee li nga xamante ni moom moo di bras de fer ak waa club ba. mën nañoo compter Ismaïla Sarr ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nar a jogante ngir réewum Sénégal. El Hadji Ousseynou Diouf ku ne ràññee na ko ci football sénégalaise ak Khalidou Fadiga ñoom ñaar ñëpp nag daal di nañuy chargé bu baax a baax Aliou Cissé jëmale ko ci CAN bi nga xamante ni moom la ñu jëm si yàggatul dara incha allah. li nga xamante ni moom moo di wàllum làmb journalu Record daal di koy fësal nee na Balla Gaye daal di ne ñàkk lu toll ci 6 millions de francs CFA. Bombardier ñàkk lu toll ci 2 millions ak lu topp ci combat bi nga xamante ni ci la ñu jóge ñoom ñaar li ko waral nag moom la journalu suñu làmb daal di ñëwaat ak ñun gis nañ ni combat bi ni passé nekk na vrai désastre nekk na tas yaakaar bu baax a baax ci attente bi ci sénégalais yi amoon. combat bi Balla Gaye 2 lu toll ci 5 millions 860 mille francs CFA le journal bi daal di bind ni moom la ñu dagg ci reliquat bu Balla Gaye 2 millions francs CFA ci bu B52 de Mbour. Balla Gaye 2 naka nee nañu fin wu Tyson la commencé adopté comme ni ñu gisee woon Tyson demoon na
ba mu yàgg ci sport moom da ko tudde woon sport business, maanaam daal di bokk ci làmb di am alalam di lijjanti yeneen i problème am waaye jëlul woon dëgg-dëgg làmb daal di koy teg ci bakkan bi. jamono ji nag loolu la ñu tàmbalee gis ci Balla Gaye 2 d'après journalu suñu làmb. il est moins motivé, teg ci tamit nag bàyyi na loxoom bu baax a baax fi ko fan say doon xaare ak fi mu ñëwee jamono ji c'est diamétralement opposé. ba tax na mbokk yi li lañ leen indiloon seen xibaar revue de presse jaajëfal leen, jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah, jërë ngeen jëf.